Asalaamaaleykum téléspectateurs de la VFtv tey nag dañu ñëwaat ci seen deuxième numéro émission jàmbaari l'islam bu ñu nee jàmbaari l'islam nag war ngeen mën a xam ne ci ay kàngam la ñuy dem ci ay gaynde yoonu diine bi la ñu jëm te émission bi nag dama leen waxoon rek moo ci nekk ku dul gaynde du ma la fi invité ku dul jàmbaar du ma la fi invité tey nag ñu ngi fii ci HLM Grand Diourbel di fi seet si sang bu tedd sang bu màgg man sama sang bopp la ñu koy woowee Serigne Mahfous Mbacké bu ngeen ko déggee nag yaakaar naa ne di ngeen war a xam kan la parce que kenn dootu ko présenté ti ci région de Diourbel bi nga xam ne fi la ñu nekk ak ci Sénégal gi ñu nekk rawatina tamit ci diaspora bi ak ci àddina bi yëpp léegi nag bala ñoo gën a sori ci waxtaan bi dama koy bàyyi mu nuyoog yéen téléspectateurs yi après ñu soog a dugg nag ci waxtaan bi te bu leen fàtte ne tamit tey dafa am bés bu am solo bu nga xam ne ñi ngi koy célébrer ci yoonu Mouride te je pense que c'est la personne la mieux placée pour ñu waxtaan ci loolu bu ngeen paree tamit xam naa dinañ dugg ci Daaru Muxti dinañ suux également ci actualité politique bi ak jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaawam kon nag mis tuuti rek ngeen jokkoo ak sëñ bi en direct sur la VFtv. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad salatan tawallu biha al-ahad wa tafaqqa biha al-qurub wa tusawi biha al-sudur wa tuyassiru biha an-nur wa ala alihi wa sahbihi wa hadihi wa mawtihi wa sallim. ñu ngi sant suñu borom julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu jébbal ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di ko feddali ci borom Daaru Muxti mi suñu bunt ci moom tey wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di nuyu mboolem téléspectateur yëpp di ñuy suivre à travers VFtv di ñaanal Cheikh Mountakha Bachir xalifatul aam di tarixati muriidi suñu borom yokkoo fanam te may ko wér ba ñaanal mboolem kilifa diine yëpp mboolem xalifa diine yëpp di ñaan seen yàlla fi jàmm yàlla te yàlla ñu fi yàlla boole saxam ñu ngi di ziar bu baax suñu way juri soxna Jaar di ko jox wàccuwaayam ak mboolem ñu mu àndal ñëpp ci wàllu technicien yi bàyyi ko kenn di ziare sama nijaay yi fi taw sëñ Yéli Fall ak sëñ Cheikh Fall. téléspectateur bu VFtv dama leen ko waxee woon rek gan bu màgg gan bu rëy la ñu am tey fii ci VFtv ñu fekk ko nag ci makkaanam fii ci Grand Diourbel yaakaar naa ne yéen xam ngeen kan mooy Serigne Mahfous Mbacké te kooku li tax mu marqué mémoire doomu aadama yi mooy jeunesse bi nga xam ne daf leen a récupéré def ci ñoom diine def ci ñoom l'islam waaye aussi teg leen ci yoon léegi nag moom dégg ngeen ko nuyoo na léegi waaye man question bi may njëkk a démarrer moom mooy Serigne Mahfous Mbacké mooy kan maanaam fan la sokkee ko ak fan la jógee ñan ñooy ay waajuram su ko defee ñu soog a gën a xuusaat ci waxtaan bi ndax daf ciy am solo ñu bëri dañuy posé wu question xam nañ ne daaru la bokk xam nañ ne diw ak diw ak diw ñooy ay waajuram xam nañ ne Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni sama sang bu tedd boobu waajuram la waaye daf ci am ñu bari parce que yamu rek ci murid yi yamu rek ci baay daaru yi daf ci am mbokk taalibe yu bëri nga xamante ne nii dañuy gëstu kan mooy Serigne Mahfous Mbacké ndax dañ ko bëgg dañ ko naw ba tax na foog ñu dugg ci moom ci wàllu cosaanam ak yooyu après ñu continuer waat ci yeneen question incha allahu rabbi. doon ndongo benn taalibe ci yoon di doomu Cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacké sëñ Cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacké mu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacké Cheikh Sidil Mokhtar yaa xam baaru sulo mu maam Thierno Birahim daamal Daaru Muxti ñu ngi rakki Serigne Touba ji sës ci moom rek te Serigne Touba tuddee woon ko Abdul Ayman bokk Serigne Touba benn baay ñoo bokk ndey tamit ndax maam Absa Mbacké mi jur maam Fatou Issa Diop mi jur maam Thierno Birahim maam Assa Walo Mbacké mi jur soxna Jaara Bousso mi jur Serigne bu mag bi ñoo bokk benn baay Ahmadou Soxna Bousso moo leen jur maam moo daan tasa di seen wajur sama wàllu kër ndey soxna Fatou Dieng la sama wayjur bu jigéen tudd soxna Xarjata Fall mooy yaayam ñii di Manel Kordogoy moo ko jur Manel Kordogoy ak sukaabe jooju mbenn yaane waa daal may sa tani jor wàllu kër baayam Alim Dieng Kambel Koddu Njàll dër gen Kambel mu sécurité gen Koddu mu sa mbool sama baay itam kër ndeyam soxna Fadja la yaayam tudd
doomi Amari Dia la man ndànd la ma saas li nga xamante ni moom lañ tuddee Amari Ngoone Sobel bu njëkk mooy kii wax sama yaay nag dafa am benn côté bu particulier ci wàllu caddo yi ndax ku nekk xam na ne bu njëkk kilifay caddo yi dañ daan bëgg seeni nawle ci seeni wanag jamono ji nga xamante ne yii li ma ne dem na ba bëgg lingeeru Saalum ci biir wanagam ndax am na lingeeru Bawol am lingeeru Kajoor manqué lingeeru Saalum ci la jëloon sama maam Astu Njaay ci la am Xarjata Faal Astu Njaay moom man Njaay Soose mooy li waajur bu góor noonu la càllale gi jàlle moom itam ba ci lingeer bi gisu ko ak biram njébe ñaxal xam nga ci wàllu moofu noonu dafa demee waaw noonu la ko demee yéen nag yéen dégg ngeen ko ñun ñëpp ñu ngi ko déggandoo waaye man dama bëgg li ma gën a intéressé surtout tamit mooy dama bëgg nga xuus tuuti ci Daaru Muxti parce que dañ bëgg a xam Daaru Muxti histoire bi ak yow nan dafa demee ak ba xam sa cosaan njaareem la wala ndax da nga jóge daaru ñëw njaareem histoire boobu daal maanaam man xaw na lëndëm ci sama xel mais aussi am na ñu bëri ñu nga xamante ne ni xaw na lëndëm ci seen xel du nag say taalibe parce que xam naa ne ñu ci bëri xam nañ la mais comme àddina bi yëpp ñoo ñuy seetaan donc ku nekk da ngay bëgg a xam histoire jaar-jaaru palmarèsu Serigne Mahfouss Mbacké loolu rek laa bëggoon nga leeral ma ci tuuti. waaw ci sama wàllu palmarès man yàlla dafa dogal bi may nekk tout le temps am 6 ans dans les années 89 ci dama sama waajur bu góor yóbboon daal maa ngi daal di alxuraan Daaru Manaan fu ñuy wax kër Baye Madou Dieng ma jóge fa dem dëkk bu tudd ñoom rek ginnaaw bi sëriñ bi jox ma sama turandoo Sëriñ Modou Mahfouss sëñ Cheikh Awa Balla ak Soxna May mu yóbbu ma Daaru Wahab fa la gën a sore ci alxuraan ginnaaw bi moom mu jëlewaat ma fa ndax yàlla dafa dogaloon Soxna May bëggoon ma lool te li mu fa daan ñëw bari fu nekk li fay mu ngi jege maam ji du jàng ci lañ ma yóbbu Tuubaa fu ñu naan kër Sëriñ Mbay Silla jaaroon naa ci ku ñuy wax Alaaji Samsu Fay moom Sëriñ Cerno Fay fetto ginnaaw bi nag yàlla daf maa mayoon dimbalu xel mi xawoon a neex lool ba li ma doon sàkku ci alxuraan ma teeloon ci am dimbal yàlla itam lu nekk daam fu mu koy jaarale mu jaarale ko ci benn tawat ma xawoon a fragile ba ñu indiwaat ma soow doon ma fa waroon fa def ay traitement ba ci la yàlla dogalee mu dugg école fekk avant may dem daara duggoon naa école mais bi may def CP ci lañ ma classe sax la ma fekk lañ ma jëlee yóbbu ci daara yi. ah français nga fa doon jàng wala anglais. français. kon de xam naa ci kanam tuuti dañu ci may 2 minutes ci français incha allah. fa lañ ma kii après bi ma ñibbisee bi ma jógee ci daara ja nag ba xam li may xam li ma yittewoo li doomi soxla yëpp li xam ci alxuraan ma xam ko ci lañ ma yóbbu Dakar école bi ñuy wax Libération en ville Môle 1. voilà defee sama cycle primaire CM1 je pense maa ngi ko defee école bu tudd Azur Nord Foire sama CM2 nag ci laa ñëwee Diourbel parce que damaa demoon xaw ma mbàkk bu ndaw day xaw a léegi bëri woon ay solo Dakar ba ñu indi ma fii Diourbel fii ñu toog nii tey sama kër maam la wala ñi sama maam Assou Ndiaye ñu jur sama maam Xarjata Fall doomam Mbaaxaan Fall ñu nekkoon Air Afrique di doomu yéeli ma neel Fall ñu ko jënd ma fii ñu indiwoon ma fii pour ma jàpp fi laa amee entrée fi laa amee aussi defee année bi may def seconde nag fii laa defee seconde aussi ci lycée Ndayane bi doon def série S après année boobu ci la daara ji taxawee la. man sax dafa mel ni émission bi dama koy yeggalee en français parce que c'est la première fois une des rares dans l'histoire may dégg Mbacké bu dem ba yéen ñi bay macha allah je touche du bois waaw maa ngi tooñ nag mais nag foog nga ñamal ma si nag Mbacké Balla foog ma am ci tuuti rek ay kii xanaa di la laaj dañ ne la Mbacké Balla alors de passage je salue la présence de ta famille également ici sur le plateau de la VF TV et j'aimerais qu'on parle un peu sur par exemple après le bac qu'est-ce que vous avez opté à faire par rapport aux études c'est-à-dire le cycle supérieur. Bon malheureusement j'ai pas eu le bac mais malgré tout ça
j'ai réussi à. mais doy na ngeen baal ma doy na parce que bu ñu demee tuuti xam naa ne damay ñu yeggale histoire Daaru Muxti bi. waaw bon ci histoire boobu laa doon ñëw parce que comme dama ñu kon posé la question ci palmarès bi bon après je pense que maa ngi tolloon ci fii laa defee seconde ma defee première lycée Blaise Diagne après moo doon defee sama terminale France lycée Saint-Bénigne bu Dijon bon après dem naa ba foofu sax jàng fa as lëf man maa ko arrêté xëy na Sénégal li tax mu ñëw nag xëy na peut-être bu ñu demee ci kanam bu fekkente ne laaj na ñu joxe ci tuuti explication dina kii ci la arrêté études yi ñëw fii tàmbali doon àggale liggéey bi ñu fi tàmbali woon pour liggéeyal Sëñ Tuubaa ci koñ bi bon par la suite nag ci laa nekk di góorgóorlu d'accord ànd ak mbokku taalibe yi ñu nekk ci liggéey bi biñ demee ba liggéey bi am tuuti stabilité moo mën a am tuuti jot ci laa def ay quelques formations def naa formation en finance islamique actuellement nii je fais partie des premiers experts en finance islamique du Sénégal j'ai fait la formation avec même actuellement des ministres de ce pays. Le cas de Amadou Ba par exemple. Amadou Ba il a fait la formation après moi. Ouais, mais vous pouvez travailler ensemble. Ouais, bon, mais lui, je pense, je ne sais même pas s'il a fait la formation ou pas, mais en tout cas, j'ai fait la formation avec Abdoulaye Bibi Baldé. Je pense qu'actuellement, c'est l'actuel ministre de la Communication. Il fut le ministre de l'Environnement, je ne sais pas actuellement quel ministère il occupe. On a fait la formation ensemble avec des agents de la BCEAO, etc. J'étais l'adjoint d'un de mes grands frères. C'est lui qui a initié la finance islamique au Sénégal, AIF, International African Islamic Finance. waaw man sëñ bi mi ngi may boobaat parce que dafa mel dafa bëgg man ci anglais bi encore une fois waaye nag boobu du ma ko nag parce que boobu ma xaw ma ci dara kon nañu yeggale rek xam naa ci olof beeg tuuti français. après bi yàlla dogalee loolu nag ci la demee noonu ñu toog fii nag ànd ak mbokku taalibe yi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa. D'accord. À notre manière. Bon, on devait à une manière, mais bon, liggéeyal Sëñ Tuubaa y a pas différentes manières. Benn manière kese la c'est juste que voie yi peut-être mooy xaw a wuute rek parce que kenn ku ci nekk da ngay seet chemin bi nga xamante ni moo gën a gaaw mu nga mën a àgg fi mu jëm voilà Daaru Muxti nag man fa laa bokk comme ni ma ko waxee léegi sama lépp itam di borom Daaru Muxti mooy sama yaakaar tey ak ëllëg mooy sama lépp mooy jur Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké ak Serigne Modou Awa Balla ak Serigne Ousmane Noreyni li nu gën a boole ak Serigne Ousmane itam noonu la ndax Maam Thierno Birahim moo jëloon Serigne Ousmane jox ko Serigne Cheikh Awa Balla dénk ko Serigne Cheikh Awa Balla moo yar Serigne Ousmane ba ni borom Daaru Muxti génne àddina ci ay loxo Serigne Cheikh Awa Balla la nekk man mii sama waajur wu góor magam bi mu bokkal day bàyyi itam teel a génn àddina Serigne Cheikh Awa Balla Serigne Ousmane Mbacké moo koy la ko tuddee ñu ngi ko denc ci Daaru Manaan ci kër Serigne bi sama kër bàyyi ci boppam lañ ko denc yàlla dogal itam ñu ñëw njaareem représenté fi borom Daaru Muxti ndax dëgg la naam ne bu dëkk Jurbel da nga daan dégg ñëw gis fi waa kër Maam Cheikh Anta waa kër Serigne Balla Coro waa kër Serigne Afe et cetera borom Daaru Muxti moo desoon ñu daal di mboolem lu ñuy liggéeyal Serigne Touba ci Cerno lañ koy tàmbalee ci lañ koy yemale kon noonu ko fas yéene représenté fi te fexe ci ñu ciy góorgóorlu suñu kéem tolluwaay kàttan. waaw dégg naa bu baax Mbacké Balla li nga wax et que ñun aussi muy man muy mbokku taalibe yi nga xamante ne dañu tënku ci man dañuy ëlbatikuwaat jëlaat lépp jëbbalaat la ko ndax ñun tamit ku ñu xam-xam ne dañoo bokk ci Daaru Muxti waaye tamit bu loolu weesoo man de vraiment dama tàmm nag ku jaar ci sama émission ma wutal la tur parce que am na ñu fi jaar ku nekk wutal naa la tur waaye yow dama gis benn photo ma gis ne danga yor benn fetal te loolu dafa bokk ci waa Daaru Muxti kon xanaa rek dama koy tuddee gaynde gi ci fetal gi rek xanaa moom laa koy tuddee ndax fii ku fi jaar ma wutal la tur parce que loolu mooy signature émission bi au fait waaw mais loolu bu weesoo
gis naa sa taxawaay bu baax ci ni nga taxawoo waa Daaru fii ci dëkk bi ndax la preuve ku tedd ki Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñëw na fi gàmmu daaw bi mu ñëwee man maa nga woon ca ginnaaw dama laqatu woon mais gis naa ne vraiment dañ ko accueillir ak waa Njaareem ak taalibe yi ànd ak moom defar moom séjour bi ba mu jeex loolu man muy firnde bi parce que man du ma wax lu ma xamul te dama ko gis te aussi xamoon naa la nawoon naa la mais boobu dama la gën a naw parce que dama ne jàmbaar dëgg ngi nii donc kon pour émission bi lambatuwuma ko waaye tamit dama ne ku am fit tamit mu ngi nii parce que Njaareem gi ñu nekk dafa jafe liggéeyee te boo fi nekkee di liggéey da ngay gis lu nekk et puis jeunesse nga jël leen bëgg leen gérer c'est pas facile mais ci biir loolu gis naa ne vraiment flambeau bi nga téewoon boobu ba léegi yaa ngi ko téye macha allah et que gis naa ne taalibe yi dañ lay gën a wuy si léegi nag sama question suivante mooy lan moo la may loolu ban diplomatie ban philosophie nga demee ak taalibe yi ba tax ñu bëgg la ba tax ñu wuy si la tey ji ba boo nee nii ñu ne sëñ Mahfous ba mu ciy dégg ay mélodie divine dégg ay yoo xamante ne nii vraiment innovation la innovation de taille la ci surtout ci région bi nga xam ne fii la ñu nekk kon nag sëñ bi loolu aussi vraiment foog nga baaxee ko téléspectateurs yi ñu comprendre lan moo la may loolu. waaw jërëjëf c'est une question un peu difficile à répondre parce que xëy na di nga am looy mën a xam yow li ngay def mais nit ñi la ne ci ñoom la ko ca def moo tax xëy na ñuy doxee neen du yomb xam damay njortu ne xëy na lépp lu mënul sëriñ bi la rek mais man taalibe yi yàlla dafa ma dimbali on est de la même génération bi nga xamante nii li ma motivé woon ci ñu liggéeyal sëriñ bi fii kon bii ñu dëkk dama mos a toog man ak sama ay xarit ñu jógee entraînement ñu nekk sama nekk ñuy si 40 nii bu mu jigi ñun ñëpp ñu ànd ci di si daal ba suñu yaram tàng je me rappelle jour boobu photo yi nekkoon ci ñun yëpp la yëkkati matelas yi def après ma ne leen man de sama rêve mooy mosuwaat bu benn gis rek dégg fii ci Grand Diourbel benn kuréel bu fi am Grand Diourbel gépp dégg na yëkkati nañ fa xasida parce que toogoon naa fi ay année mosuma dégg lu nu mel fii mu nekkoon benn rêve boo xamante ne sori woon ci sama biir xol bi ma waxee loolu ñu daal ne waaw Mbacke pourtant loolu war na mën a taxaw ci lañ ci taxawal benn kuréelu xasida boo xamante ni ñu ngi ko tuddee woon Matlabu Chifa yi ci ndigalu sama benn mag Serigne Abdou Aziz Abou Badiana loolu ñu joxoon tur boobu ñu ko daan kuréel fii man nii maa doon dëbbeel sama bopp kuréel gi ñu dem ba ci biir ma ne pourquoi pas tàmbali liggéey bi bon samay morom ñi nga xamante nii mes camarades de classe ñi nga xamante ni peut-être bokkoon nañ terrain buñ daan daje ak yeneen ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñoom laa àndal ñu taxawal daara ji bon tubaab nag dafa am benn phrase bu am solo bu muy wax muy pour détruire le système il faut bien entrer dans le système. Effectivement. ay nit bu fekkente ne dañu nekk ci benn philosophie nga ni ñii ci lii ñu nekk ak lëndëm la wala gëmuma ko wala doxewuma noonu ba tax nga ne da nga leen di dénigrer doo leen mës a dimbali. dëgg la. Pour réparer une voiture en panne il faut savoir se salir déjà les bras et les habits. ma ne ñii pour dimbali leen foog nga fekk leen ñoom ci li ñu nekk ànd ci ak ñoom ba lëndëm gi boo leen joxeñee leer gi dinañ ko mën a gis moo tax ci laa ñëw ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk domaine boo mës a nekk rek ànd na waa jëm ci domaine boobu noonu ba tey jii li ñu war a taxawal lépp ñu taxawal ko. quant à peut-être nag diplomatie bi wala jikko ji ngay doxee wala yu demee noonu weesuwul roy ku tedd gi seet li nga xamante ay njàngaleem ak li nga xamante moom la ñu digal suñu diggante ak jeunesse bi ñu doxalee loolu kese la ak itam suñu waajur bu baax wax dëgg yàlla roy naa ci moom lu bari mu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni parce que pour dire vrai du rek ñun ñi dëkk Daaru Muxti mais képp koo xamante nii Mbàkke ngay jeune nga tàmbalee dem ci benn gox am fitu di fa liggéeyal Serigne Touba di woo ndaw ci moom nga ko gisee. tey jii nii boo ñëwee sama kër fekk fi SMS muy sécurité boo xamante ne nii tu peux dire que c'est presque KS fekk fi mélodie fekk fi commission culturelle technique et cetera et tout yooyu noonu yëpp ñu ci moom lañ ko gisee. waaw jàmbaar fukk dëkk mu ngi nii macha allah rabbi kontaan nag ci moom kontaan ci kàddu yi nga xamante ne moom laa dégg waaye tamit am surprise bu neex bu sedd sama xol parce que dama fi dégg yoo nga xamante ne lépp njëriñ la dama fi dégg nit ku modeste kuy wax dama fi dégg loo xamante ne nii vraiment jeunes yi buñ ci tegee seen tànk yàlla mën na leen gën a dimbalee waaye aussi
tey dañu nekk ci bés bu am solo ci yoonu mouridisme mu tombeek nag ñu ñëwoon fii ci makkaan bi yéen ñi nga xamante ne nii yéen ñuy dab ci émission bi ñëw di ñu suivre ñu gis ci émission jàmbaari l'islam suñu invité nekkoon Serigne Mahfous Mbacké ñu ñëw fii ci Grand Diourbel pour waxtaan ak moom xanaa dama bëggoon rek mu dugg tuuti ci journée bi nga xamante ne nii moom la ñuy célébrer tey xam naa bu ñu ci jógee aussi ñu dugg tuuti ci actualité réew mi politique bi ak société beeg yooyu ndax xam naa ni ñu ngi jëm ci ay élections yoo xamante ne nii ñu ci bari xaw nañu tiit parce que dafa xaw a doy waar daal dafa xaw a doy waar ni dëkk bi tëddee su ko defee mu am ay dénkaanu yu dénk jeunesse bi ndax ñu mën cee tënku mën a doxal ba nga xam ne yàlla mën nañu musal ci yenn yu bare kon nag sëñ bi ñu waxtaan tuuti ci bés bi nga xamante ne nii muy bésu tey bi nii nga xam ne ñu ngi célébré sax fële ci ville bi ñëw Serigne Touba fii ci Njaaréem. waaw jërëjëf bis bi moom bis bu tedd la ci mboolem ko dëkk Njaaréem rawatina yoonu mooy ndax tey mooy bis bi nga xamante ne nii ci la Touba bi jëli Serigne Touba Thièyène Jolof indi ko fii Njaaréem. Thièyène Jolof tamit avant Serigne bi di ñëw Njaaréem histoire bu am solo amee fa ndax fa la Serigne bi njëkkee jël doomu aadama ci ay loxoom dencal ko boppam muy soxna Fatou Issa Diop bi jël borom Daaru Muxti moom la ko Serigne bi mës a defal keroog la njëkk keroog la mujj te keroog bi ko Serigne bi dencee ci la ne tey laay doog a ñàkk waaye bi jóge foofu ñëw Njaaréem tubaab bi doon ko fi indi parce que ñoom bi ñu koy indi fii dañu ne Jurbel kese lañ ko mën a yóbbu nit ñi duñ ko tal parce que ay Jurbel commerce bi épanouir na foofu ville économique bi parce que Diourbel faisait partie des villes les plus développées du Sénégal des régions du moins ville économique la agriculture bi dafa dox maraîchage parce que bu dul maraîchage bi aussi c'était le bassin arachidier commerce bi dox fii et cetera et tout nit ñi talul leen foofu la ko yóbbu nit ñi d'autant plus les meilleurs RG de au temps furent des Diourbellois tey ñoom fu sëriñ bi nekk dañuy bëgg à tout moment di xam ci moom lu nekk di ko espionner et cetera et tout loolu bokkoon na ci li leen gënoon motiver ñu indi ko d'autant plus aussi ils avaient beaucoup de confiance à Yéli Manuel Fall ñu indi ko fi sëriñ bi nag ci la waxee woon ba itam boobu daa mu masiri yi laa jógal la daa dese buñ xamoon sama demu njaareem la muy jóg duñ ko def parce que ñoom dañoo defoon ne bu ñuy indi sëriñ bi day wàññi fekk sëriñ bi day yokkoo njaareem lépp di fi gën a jege bis boobu nag moom la ñuy màggal tey muy le 15 janvier 1912 la fi ñëwoon def na fi fukki at ak juróom yu teg juróom-ñaari weer parce que ñu ngi fi bàyyi ko mois de juillet 1927 ci altine ñu waajalee ko fi talaata ci guddi yóbbu ko dëkk Touba denc ko ci fajaru àllarba. waaw man de damay wax lenn rek mooy gis ngeen jëmm ji macha allah na ngeen ko bàyyi xel yaakaar naa fi bu ñu fi jógee ku ko bàyyi woon xel tamit di nga ko gën a bàyyi xel parce que des surprises que des surprises mais lépp nag lu positif la mais aussi bu loolu weesoo comme ni ma leen ko annoncé sànq noonu foog ñu dugg ci actualité bi wax ci réew mi ni mu tëddee temps yi rawatina élection yi nga xamante ne mi ngi jub si nit ñi xaw a ragal xaw a tiit te yaakaaruñ ko dul yéen Mbacke Balla ngeen war ñoo baaxee ay ñaan wala benn façon éducation boo xamante ne nii mën nañu dimbale ba buñ ci tënkoo incha allah rabbi dinañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te loolu nag moo tax sax nag nit ñi di leen maanaam looloo tax nit ñi topp leen looloo tax nit ñi di leen bàyyi xel looloo tax kilifa diine yi aussi bàyyi leen xel maanaam ni ngeen nekkee ay nitu diine nekk fii di jàppale jaam yi daal kon nag maanaam bu fekkee am nga message booy lancé population bi par rapport ak élection yi nga xam ne ci lañ jëm ak lépp rek lu nga xamante ne nii rek war na mën a dimbali nit ñi ba ñu mucc ci yenn xew-xewu àddina yi nga xam ne fan yi moom mi ngi xaw a lëmbe réew mi. waaw loolu moom c'est très important parce que li ciy tënku dafa bari actuellement au Sénégal ci fànn boobu y a que deux problèmes. Premier problème bi mooy il faudra d'abord définir le vrai sens du mot politique. C'est ça notre problème parce que nous jàpp nañ ne politique mooy loo xamante ni boo xasee dugg ci terrain bi rek parce que parfois damay dégg benn baat boo xamante ne baat bu ma naqaree noonu mosuma ko dégg nit ku baax wala kilifa diine boo duggee ci terrain politique assumer say responsabilités loo dégg la loo dégg rek xamal la loolu alors que loolu ñuy wax
di ci prévenir ne loo dégg dañ ko war a dégg ci terrain politique parce que politique warul am saaga warul am xaste warul am wax ju ñaaw. Ce qu'on fait au Sénégal c'est pas de la politique parce que la politique c'est l'art de bien gérer la cité. Quand il y a le mot bien, ça veut dire que ça doit être quelque chose de bien. Il doit rien avoir de mauvais waru ci am. Léegi on peut pas dire que ne saaga lu bien la wax ju ñaaw lu bien la et cetera. Politique ni ñu ko li ñuy def nii au Sénégal moom lañ li ñuy tuddee politique politicienne. Voilà moom la ñu war a wutal beneen tour mais c'est pas de la politique. est-ce que xalaatoo ne aussi dañu war a conscientiser les gens c'est-à-dire éthique bi ak déontologie bi nit ñi xamuñu déjà mooy lan est-ce que xalaatoo ne dañ ci war a gën a travail waat inculquer waat ko doomu aadama yi ba nga xamante ne dinañ mën a xam lan mooy valeur balaa dara parce que politique tamit comme on a dit tout à l'heure l'art de bien gérer la cité boo ko déggee mooy juste une organisation lay doon rek pour lépp mën a tegu ci yoon mais du xiiroo du ŋaayoo wax nga ko léegi man dama xalaat ne peut-être solution mën na am à part ñu delloo si waat valeur yi ban solution nga xalaat ne pour loolu war nañ ko mën a teg. non solution bi à mon avis c'est les hommes qu'il faut la place qu'il faut. Ah d'accord. Bon si je dis ça mooy xam nga tey jii nii ñu fi daje ñëpp kenn ku ci yoroon benn xaalis bu bëri. daal ne dama koy seet ci mbooloo mi kenn ma dénk ko ci. da ngay seet ki nga xamante ni moo ci gën a jub ci sa yaakaar. ki nga xam ne moo ci ëpp xam-xam. ki ci gën a maandu. ki ci gën a baax et cetera nga dénk ko. mais maintenant malheureusement nous ce qu'on fait au Sénégal c'est paradoxal parce que li tax mooy dañu ne politique nit ku baax waru ko def boroom xam-xam yi dem nañ ci ONG yi ci par exemple Nations Unies PNUD et cetera fa la ñuy dem liggéey par exemple si tu vois un Ibrahima Fall jóge Nations Unies démissionné fa ñëw daal ne dafa bëgg a def politique subitement ay mbokkam li ñu njëkk wax mooy kii dafa dof lu tax muy bàyyi njariñam la di ñëw alors que si tout le monde fera comme ça suñu réew du mës a dem parce que ñi nga xamante ni ñi ngi fii tekki woon dara doon ay sagari nit kese ñoom ñooy dem ci terrain politique bi. Je te donne un exemple 70% ou 80% des politiciens au Sénégal ils n'ont pas de métier et ils sont plus riches que les hommes d'affaires et cetera et tout ce qui est contraire à ce qui se passe aux États-Unis en Europe et cetera. Par exemple si tu vas en France c'est la première fois qu'ils ont un président millionnaire. Jeune. Au Sénégal bon c'est vrai que ñi nga xamante ni peut-être jotuñu ci am ay ndombal tànk doog a nekk président ñoom ñëpp ils furent des pauvres seeni na ma yàlla baal seeni waajur wu jigéen bàyyiwu ñu góor bàyyiwu leen fi lu miraas lu mën a doon ay milliards te bu ñu nekkee président quelques années après ils sont tous des milliardaires je dirais pas eux mais même leurs proches et cetera et tout. Ah waaw wax nañ ko de parce que nee nañ politique bu Sénégal comme on dit dafay enrichir les riches mais dafay appauvrir également les pauvres te loolu vraiment c'est dommage c'est à déplorer vraiment ku baax ki war nga ci wax bu baax ndax nit ñi changer doxalin vraiment te gën a tegu ci yoonu ju parce que yaakaar naa valeurs yi moom buñ ko jiitalee rek yenn yu ci bari duñu dal alors damay ñëw nag ci sama dernière question comme ça nag ñu mën a tàggatoo mooy actuellement nii lan mooy say perspective waaw xam naa ne am nga vision macha allah mais lan mooy perspective yi nga xam ne ñi ngi ñëw par rapport ak Diourbel projet yi ak taalibe yi te nga laaxaale ma ci man ak sama jaboot parce que léegi ñun fi la ñu bokk Mbacke Balla wéeru nañ ci yow ndax kilifa gaa nga fële waaye fii yaa fi suñu kilifa wéeru nañ ci yow waaw. waaw loolu aussi dinaa ci sawar a tontu parce que man philosophie bi ma am mooy lu may fexe ba am ngërëmu bu tedd gi man ak njaboot yi fi jamono toll nag actuellement nii mi ngi mel na nga woo nit di ko jaamuloo yàlla di ko julliloo alors que moment bi muy kàbbar recevoir na benn convocation boo xamante ni dafa yore bor ñu dem porter ko plainte wala ñu ne ko sa waajur mi ngi hôpital bindoon nañ ko ordonnance amul lu ñu ko jëndee wala seen kër tey ci ntàkku fa et cetera boo ko julliloo tamit buñ ko xoolee ci àtte tasawuf julli gi du ci am dara ndax xel mi du nekk ci julli bi maanaam jaamu yàlla dafa ànd ak xel mu dal jamono ji toll na foo xamante ni jeunesse bi amuñu liggéey sonn nañ et cetera on est dans un pays sous-développé ku bëgg a teg njaboot gi ci yoon ngir ñu mën a liggéeyal Serigne Touba jaamu yàlla foog nga dimbali leen ci fànn boobu moo tax samay perspective dafa jamono ji dafa nekk ay création d'emploi
ci parce que sëriñ bu mag bi nga xamante ni nii gisee na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxante li ñuy waxante ci bi yoonu murid waree taxaw sëriñ bi bëgg a indi tarbiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo xamal ne ba tuur deret jeex na moo daan boole nit ñi ci ahlu badri ci saxaaba yi te suñu borom xaraamal na ko ndax jihaad boobu di tuur seen deret loo ci layit karim suñu borom di leen ci fay ngërëmul yàlla na ma ko soppil bu ñii di tuur seenu ñaq li wa ci layit karim suñu borom di leen ci fay ngërëmul yàlla ci lay indee tarbiya nga xamante ne bu njëkk taalibe yi sëriñ bi da daan sosi tool ñu dem ci tool yi di ci liggéey parce que boobu loolu dëppoo woon ak jamono tey jii dem nañ ba ay tooli tarbiya yombatul wala c'est révolu d'après ce qu'on peut dire mën nañu wut yeneen alternative yoo xamante ne dinañ ko créer mu nekk ay création d'emploi di ci jël taalibe yi ñu ciy liggéey di ci am as tuut soo xamante ne dinañ ci jariñ di ci jariñ seeni waajur di ci waajal seen ëllëg bu ko defee mu nekk 2 ans na dañ ciy tuur seenu ñaq di ci am ngërëmu sëriñ bi ba noppi di ci amee loo xamante ne dina dalal seen xel ba mën a nekk ci waaru liggéey sëriñ bi jamono ji ci yooyu laa nekk mais dama koy mixé waale ci loo xamante ne dafay puusaale Diourbel par exemple à chaque fois buñ ciy créer benn affaire dañuy xool loo xamante ne manqué ni ci dëkk bi te boo demee Thiès fekk ko fa boo demee Dakar fekk ko fa léegi-léegi nga am gan mu jóge fenn ñëw jaare bëgg ko te du ko gis nga créé loolu bu ko defee dina puusaale Diourbel taalibe di ci liggéey di ci am yàlla di ci am àddina di kii loolu actuellement nii ci perspective yooyu laa nekk dans tous les domaines aussi que ce soit dans le sport et cetera. Voilà donc ni ma déggee sëñ bi maanaam daal moom li ko ñor mooy développement Diourbel li ko ñor mooy taalibe yi vraiment am ay xëy parce que ni mu waxee nee na nit bu fekkente ne xelam dalul nekku ci jàmm wala mi ngi xalaat lu mu def dépense wala mi ngi xalaat wàllum santé ak yooyu kooku buy julli sa xelam du fi nekk te effectivement lu yanu maanaa la kon nag ci loolu nit mën a dimbalee doomu aadama yi rek mooy carrément ñu wutal leen ay xëy dimbale leen kon nag ci loolu xanaa nag ñu wax ci cant annuel yi nga xamante ne nii mu ngi waaj te cant yooyu ren moom bu ma fa dëgg nee ma massa moom bu ma fekkoon sax bitim réew damay jël vol ñëw voilà parce que sa cant sëñ Lamp Mbàkke day cant yu ma ñor parce que da ngeen di ay ñoo xamante ne ni kenn ngeen ci man ak sama yeneen sang yu baax yooyu Alaaji Kandek Baye Niass Tandian Baye As ñooñu samay nit lañ ñëpp samay nit ngeen kon nag sëñ bi nga wax du tuuti ci jàng yi nga xamante ne moom ngay waajal muy cant annuel yi xanaa rek après ñu jaaree noonu tàggatoo nga ñaanal ñu après ñu dajewaat beneen yoon ak nag surtout taalibe yi ñu yaatal ko parce que am nañ émission bu tudd sant sunu wasila donc cant yooyu amati rek incha allah rabi xam naa dinañ ñëw ndax ñu xamante ne mbokku taalibe yi kon nag ñu lay laaj ba xam cant gi kañ lay doon ak fan lañ koy defee ak nan nga ko bëggee. incha allah waaw jërëjëf cant gi yaakaar naa bu ma juumul ren mooy nekk 14e wala 15e édition. cant googu nag muy bu historique parce que fii lañ ci salle bi lañ ko njëkk a defee. on était 15 personnes ci première édition bi. sur 15 personnes yu kuréel gi y avait 3 chrétiens ci biir. ñetti murid man ak yeneen ñaar tout le reste ñu ngi woon ñoo xamante ne ci yeneen tarixa yi lañ bokk. deuxième édition bi et cetera je pense que dem nañ bay war a taal ay ndawal sax amuñu ko. tombé sama benn nijaay di fi ñëw sama maam Yeli Diop mu Astu Njaay di fi ñëw weekend si ndaale am xaar te yëgutoon sax li fi xew moom lañ def ci cant bi ba ngir tey jii nii ñu ngi nii di ci dépenser des dizaines de millions moom mooy firnde ne sëriñ bi teg na ci loxo bu wér a wér ren nag incha allah le 4 mai lay nekk programme bi 4 jours lay doon chaque année mercredi lay démarrer jeudi vendredi samedi nekk jour officiel bi lu ko jiitu tamit am na ay cant yu ñuy def Ndakaaru comme bi ci jiitu ren mooy nekk Pikine le 2 février voilà le 2 mars mooy bu nekk bu Wakaam la ñuy def si Ndial et cetera on a un programme annuel mais suñu jour officiel bu Dakar bu Pikine bi lay nekk cant officiel bi mooy nekk le 2 février incha allah
ñu ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu ci jàmm. incha allah mu ànd ak tal ak fekke. incha ñun allah ñëpp ñu ànd ko te dañu ci njëriñu si. incha allah rabbi loolu sax lay demee parce que nag VFtv moom yaakaar naa xaw ma kan mooy jóge ci ngeen bañ a ànd ak moom waaye sëñ Mahfous Mbacké moom bu jógetee da ngeen di ànd ak moom parce que nag telem na nag li may wax jaaram rëy na nag waaye nag liñ naan mbokk lu mu yaatu lu mu sori koo ca dompat ka ca tàmbali ba da koy yëg waaye nag da ngeen jàpp ne fi mu toll nii moom léppam daf ñuy ñor te aussi parce que télé bi télém la xanaa nag sëñ bi rek ñu daal di tàggatoo waaw joxate waa rendez-vous rek waaw jërëjëf. bu amee un dernier mot par rapport ak talibé yooyu daal dénkaane rek comme ça waaw xanaa di santaat yàlla rek di sant di leen dool day sant yooyu itam ci woyof bi lu mën a xew itam waajur nga ci ñun kon te ñun waajur wu nekk rek sang la ndax ku sa waajur yor ko nekk rek sa waajur kon sama sang ñu ngi lay ziar tey jéggalu toogandoo beeg yow ci kaw sax ñaareel ba itam di soññu mbokk taalibe yi rek bu baax ci gën a góorgóorlu ci liggéey yi te xam ne lépp a ngi ñëw lu ak seegul rek jarul yàkkamti ñi nga xamante ne actuellement ñu ngi ci seeni projet bopp ñu góorgóorlu ci ñu nekk ci ay projet daara yi ñu góorgóorlu ci bu baax itam ba gën a motiver ñi ci des ba buñ tegee yeneen projet seen loxo ñoom itam ñu def ci seen kéemtulaay kattan ñu gën a góorgóorlu ci fonk seeni waajur góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóorlu bu baax a baax tamit ci ndigali sëriñ bi ak mbooleem liy tere sëriñ bi buñ leen ci dégg sax waxuma daal di leen ci gis ba leen koy aaye ñuy jàng tamit ñu gën a góorgóorlu tey ñaan yàlla suñu borom ren defal na comme daaw l'année dernière on a eu 100% réussite ci examen yi. macha allah yàlla na ko yàlla defalaat ren. amiin ci barke sëriñ bi. amiin alors yéen a ngi woon ci seen émission jàmbaari l'islam tey ñu invité woon fii gaynde gi borom fetal bi muy Serigne Ma. passage maa ngi souhaité sama benn doom muy Juma Kara un joyeux anniversaire di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fekke woon émission bi di ñaan fay parce que ni ma ko tàmm waxee doole jën ndox te yéen a ma dooleel yéen a ma sapoo yéen a ma yëg yéen a ma gëm kon nag télévision baa ngi noonu muy VFtv képp kuy jàmbaar nag nañu xaar su peu de temps dina ñëw fëgg sa bunt fekk si la waxtaan ak yow ci lépp lu nga xamante ne rek lu jëm ci diine la ak lu jëm ci askan bi kon nag ci beneen numéro incha allahu rabbi ciao merci beaucoup.